xaalis bi njëkk mooy bi ñu fi bàyyi woon vendredi passé ndaw soosu nu mu tuddati ndaw soosu jëkkër jam doom ji doon jël. te jaleñ ba jàppoon waaw te jaleñ ba jàppoon. te mu doon expliquer dundam. li ci desoon. soo d'accord ñu jox ko gars yi. bismillah loolu la gars yi di wër ñëw ci li des. loolu di ñëw ci li des xam nga keroog Moussa yi dafa ñoon ndenga ñoon ci alxames bi. mais xam nga Abba ma fàttali ñu rey ko wax ju bari. maanaam femme bi dafay njëkk a ñëw. ne doomam da doon football. bi muy nekk xale. bal bi am fu mu dugg mu dem di ko jëli. ba mu demee fekk fa benn porte-monnaie. mu jël porte-monnaie bi indil ko waa ji leen doon arbitré. waa ji jël ci xaalis bi jënd leen tàngal. mais jël ga mu jël porte-monnaie bi te moomu ko benn commerçant bi moomoon porte-monnaie bi xamul fu porte-monnaie bi féete. mu yóbbu yëf yi ca jalañ gi. bon mooy ñooñu xamante ne ji daal voilà quoi. léegi jalañ ji def loo xamante ne ji booy bi fa la doxee di jël. ba booy bi am na 31 ans ma nga France. mais dafay jël di jël ba jëkkëru yaay ji ko yóbbu France sax da ko mujj génne. léegi nag bi ñu defee gëstu yi. sori ci xool démbam ci la ñu jàngee ñaar benn mooy moom femme bi lu doomam sonn rek ndeke sonn na ko ci jeunesse am. te li ko sabab mariage forcé ci la bokk. ndax ki ñu ko may. ba mu jur ci xale bi ñaari doom la ci am. ba ni waa ji gaañoo yooyu yëpp nettali na ko mais wax ci moo desoon. déglu ko. mi defaree samay kayitu doom indi leen xale bi di jël koy dóor di ko dóor ma expliqué ko ndax man dama nettali yëpp ki ma bëgg a sama jëkkër ci nëbbu ma ko ci dara ci sama vie ma ne ko xale bi ngay dóor guddeeg bëccëg du bon dañ ko def fu ko sama jëkkër utal liggéey jël bi moo tax ñu koy dàq te fu mu jël ndoy baan maay dem fay xaalis bu weex tàll laay dem fay ay 500 euros laay fay ay 300 euros laay fay. ndoy baan su ma la waxee sama doom boot naa ko di mbindaanu pour mën a jënd saabu bu may fóote sama laytaay doom sax duma ko gëm amul liggéey bu ma deful Dakar pour yor samay doom boobu sama baaba bàyyi na ma parce que delluwuma ci sëy bi moom ay mbokkam ñu ngi wax moom loolu da ko def gàcce moom daal li ñu naan ñoom seen mbokk yi rek la ñuy xool mbokkam yi di wax rek sama papa ne dama ko teg gàcce ne dara dootuma ko defalati sama papa ne ma suma dellu rek dootuma tuddante ak moom tey baal may min daanu di defal samay doom xiifuñu maruñu waaw du ma woon jënd yére ndax samay doom ba yàlla boole ma kii tey mu fa toogee 2 ans nag xale bi mu ñibbisi waat ndoy baan mu lekkaat ci ba fi may wax ak yow ba keroog ni ma duggee xalaas parce que ba avant ma doon dugg xalaas rakkam moo ma wax ne ma yaay sonn nga doo dugg xalaas ma ne ko ay waay man bëgguma dugg si ay rajo di wax mu ne ma yaay da nga sës parce que sëriñ si ñu ngi lekk sa xaalis kenn faju sa doom te lii mu ngi gën a garaaw te xale baa ngi mënul sax am jabar noonu laa fexe ba am seen numéro ba dugg may dund nag lu métti mag la xale bu góor la man na débrouiller ma ne nag comme sama jëkkër ji dafa ma ji kóllëre ndax bu muy métti moom laa gis lu mu métti moom laa gis gisuma keneen baan ay mbokku papa ma fi ma lay wax nii mu suñu yëkkati téléphone laajte ba xam xale ñu ngi dund wala dee nañu ndax li ma bañoon a sëy ak sa takku papa jooju donte sama doom dundul ak man bokkuma ak moom ci kër génne nañ ko am na fu mu dëkk maa ngi góorgóorlu chaque semaine dama koy gis dañuy toog dañuy waxtaan waaw moom daal catam mooy loolu doy baan tey su ma la waxee liggéey naa ba tabaxal sama yaay kër ba fi may wax ak yow nii sama papa bu lekkee man la su feebaree man la donte def na ma loolu waaye lépp rek sante naa ko suñu borom xam ne sama jaar-jaar la nit fa nga war a jaar ala kulli aalen di nga ko jaar boobu ba léegi may sëy 15 ans de mariage aw ma doom ci sama sëy doy baan fu ne dugg naa fi di fajum doom boole kook di faj sama doom bi nga xam ne day jël di topp xale jigéen yi man daal maanaam su ma liggéey ba weer bi dee ci sëriñ si lay dugg gisuma kenn sama jëkkër ji ma doon jàppale te baraase ne loxoom mais nag merewuma ko metti na si xol mais damay toog xam ne kóllëre ba ma bàyyi sama jëkkër ji ndax ba muy metti gisuma kenn moom laa gis di ñaan yàlla na ma yàlla teggi natt bi di ñaan yàlla na ma yàlla may samay doom yi tekki ñaar yi ma am tekki ba mën a defal sama borom kër ñaan naa ko yàlla yaa rabbi dama gëm yàlla nag léegi baan damay jox xaaju guddi julli di ñaan ci yàlla vendredi du ma liggéey samedi du ma liggéey dimanche vendredi ci guddi damay toog di julli 3 heures du matin di julli di ñaan ci yàlla na ma yàlla teggil natt bi te wallaay gëm naa ne yàlla dina ma ko teggil may muñ nag di wax waajur yi dañu xool bu ñu may seen doom ku mu bëggul bu ñu mayee seen doom ku mu bëggul ndax jafe-jafe yi lay indi tey coono bi yëpp maa koy daj sama papa daju ko de seen papa gaañu na kenn daju ko
man kese ak sunu borom ak rakkam. xam naa nag xalaas bi ma dugg keroog wax Passepartout ki moo ñi ma booleel ñëpp woo nañ ma leen di sant nag di leen gërëm Passepartout moom aw ma fayam ndax mënoon naa wax ak moom tànkam lu ma. dund naa 20 ans maa ngi dund li ma leen di nettali sama doom waaye xàddiwu ma benn yoon abandonné wu ma sama doom waajur yi doom nu mu munti mel bul abandonné sa doom nit bu mu abandonné doomam lii yal na ko yàlla teggi ab di ko ñaanal képp koo xam ne dal na ko. waaye metti na de. ngi noonu metti na waaye tamit ku am ngor la. parce que doom ji magum jëmm la te waa ji dem ba xam ne mënut a dëkk ak moom ñu wutal ko fu mu dëkk jékki-jékki génne mais nee na du ko bàyyi parce que ba mu méttee gisatul woon kenn waa ji la gisoon moo ko jàppale indi ko bitim réew indi ay doom utal leen ay këyit waaye daal jalang boo xama moo jaxase carte ji ba fi mu ne nii loolu lay dund lépp nag mariage forcé yoo ko waral. la ma la waxoon rek laa la wax de. mooy jàmbaar la. waaw ci ni mu waxee. parce que nit aussi boo ko xamul. li nga koy déggal ak li ngay dégg ci moom rek ci nga ko mën a àtte. jàmbaar la te ne woon naa la fii keroog man dama ko fon. parce que fi mu jaar yëpp. te terewul muy nekk. voilà doy na waar. bon yomboon na ko lool de. dëgg la de. buntu yi ubbi ko woon. bon yomboon na ko. Njaay am na sunu benn waay boo xam ne dafa jëloon taxi fii ci booru Xelcom Page doon dem boori tribunalu Géejawaay. boo ci faf saak ci taxi ba. saak ba ay téléphone a fa ne ay montre ay pochette maanaam xam naa li muy liggéey lu muy liggéey la. pour su ko taximan bi gisee mu xam ni waaja àddunaa ma ne ca saak ba. comme yaa ngi foofu am na it koo xamante ne ji. waaw moom nee na xaaral ma xool lañ la ba ca kanam ma xool service commercial. xam nga saa ma jox la kii boobu na moom it ay bagaasam la réer le voilà mi ngi nii nee na. xool sa téléphone bi. ngénte la amoon. jóge woon salon ak ay bagage am dugg ci ak valise bi. valise bi ay yére moo ci nekkoon ak ay takkaay. nee na taxi bi mi ngi ko jëlee woon marché ngelaw mu ko doon yóbbu waagu ñaay 2. bi mu wàccee nag ci la fàttee valise bi. ci maalu taxi bi. valise bu ndaw la maanaam dafa amoon ngénte. jóge woon salon ak ay bagage am. valise bi yére xew moo ci nekkoon ak takkaay yi. taxi bi marché ngelaw la ko jëlee woon doon dem waagu ñaay 2. wàcc nag fàtte fa bagage voilà na ko borom taxi bi dimbali indil ñu ko. ok d'accord Ndiaye Aba gis nga ko. kii kat waaw kii kan. xale bi gis nga ko. ñaata at la am pour yow. ci am na ay 18 ans 17 ans de. yow nag Ndiaye. jox naa ko 15 ba 16 ans. 15 ans. 15 ans la am. 15 ans la am. waaw ay waajuram. da ngaa jabootul moo tax mënoo xam ne mënoo xool xale xama yaatam. xoolal xam naa ne rafetaayu xale bee tax mu yokk at nii ak ni mu muuroo moo tax kii booy Aba tu es dangereux kii 15 ans la mineur la doom procureur la. yàlla na ko yàlla sàmm. voilà kii nag dañ ko bàyyi waajuram ay sàmm lañu dëkk fii ci booru Sindia dañ koo maye ba jox ko premier cadeau mu jóge foofu ñëw Tëngéej ànd ak xaritam pour jël ay ñawam ni fees. 15 ans la am. 15 ans la am tantam ji ko yaroon moom mooy wax nii dégg dama yor sama jarbaat boo xam ne suñu ñaari yaay ñoo bokk ndey ak baay. xale bi man maa ko yore woon ci sama kër pendant 2 ans je venais d'être affectée à Louga. xale bi nag moom papam jël si na ko bu yàggul bi mu ko jël see itam version bi mu ma jox daf ne ma rek dama bëgg mu miinante waa kër gi parce que moom mooy taawu kër gi te miinantewul ak ay rakkam. bi loolu amee itam ma nangul ko loolu mu yóbbu xale bi. xale bi nag ba mu ko yóbboo itam taxul dara xew si ba mu demee ma nga woon ci jàmm ak ci salaam ca kër ga. ñu toog ba fan yee ci ginnaaw frère wujju peccorgaan ñëw ñaan si ko jabar ñëw ca kër ga gis ko ñaan ko jabar te ba mu ko ñaanee jabar itam xale bi d'accord na amul tegu ci benn réaction bu négative parce que dëgg yàlla donc bi loolu amee itam kooku jox ko dot xale bi donc nekk di préparer mariage am et pas une seule fois xale bi wanewul kanam ne moom elle n'est pas consentante du mariage. bi ñu demee ba mariage bi des 2 jours c'est-à-dire le mercredi 15 septembre xale bi mu tàggoo ne dafay dem marché jëli ji ay ñawam marché bu Tëngéej mu ànd ceeg benn cousinam ba ñu demee ba ca tailleur ba di jël ñaw yi tailleur bi xamal leen ne ñaw yi pareegul mu ne cousine bi nañ dem salon ñu def tatouage en attendant heure bi ñu rendez-vous bi ñu tailleur bi jox mu jot ñu ñëwaat. bi ñu demee ca tatouage ba fii bi toog tuuti daal di ne moom de téléphone am réer na
mu demandé cousine bi na dellu ca tailleur ba xool ndax téléphone bi desu fa ba mu delloo ca tailleur ba cousine bi ba mu delloo ca tailleur ba fekk fa téléphone bi ba mu dëppaatee ñëw fañ doon defee tatouage itam mu ñëw mu fekk fii bi déplacé wu ba mu laajee kii def tatouage kooku de ko ne moom de yéen da ngeen a juuyoo dama xooli ko fi tailleur bi nekkoon xale bi dëppaat dem ca tailleur ba ñu ne ko xale bu jigéen bi ñëw fa xale bi cousine bi nekk noonu di wër ba finalement elle s'est lassée mu woo yaayu xale bi daal di ne ko man kat man ak diw ñoo àndoon mais diw gisatuma ko est-ce que ñibbisiwul ci kër gi yaay ji xamal ko ni xale bi ñibbisiwul ci kër gi man nii di wax ak yow kon nga man maay tàntam dañ ma woo téléphone vers les coups de 18h pour me demander est-ce que xale bi ñëwul sama kër par hasard au tout début nag ñun dañ jàppee woon affaire bi que ni peut-être que c'est une fugue mais bi ñu demee ba ci biir parce que on est allé vers la gendarmerie ñoom tamit def nañ seen ay liggéey am na sax d'ailleurs ay numéro yu ñu jox pour que ñu woote si parce que semble-t-il que numéro yooyu la xale bi mujjee waxanteel mais ba fii ñuy wax ak yow nii amul kenn ku mën a taxaw ni gis na xale bi nag moom mooy kooku noonu ma la yónnee ci photo bi tey jii nag ñun ay parents am ni ñuy ragal rek mooy que xale bi dugg ci loxo yi ñu koy détourner ñuy ñaan li laay war a suuli képp ku ci am information nga dimbali ñu leeral ñu parce que day ay parents am lekkatuñu naanatuñu ñun ñii di wax ak yow yépp jaaxle ñuy ñaan doy baan képp ku ci am information nga dimbali ñu leeralal ñu xale bi ndax mu ngi ci jàmm parce que xale bi 15 ans et demi la am donc 15 ans et demi mosul génn du dem du dikk kon tey jii tekkaaral gi parce que jaaxal nañu donc ñuy ñaan rek ku ci xam dara nga dimbali ñu li laay war a suuli ñun jaaxle nañu. boo gisee ñun parents yi ñu am ci jaaxle et que man papa et tantam bu bokk ak yaayam néegu ndey ma porté voix bi c'est parce que famille bi ñu bokk ay sàmmkat lañu amuñu dugg amuñu génn nag lañu xam parce que ci la ñuy dundee ci la ñu yaakaar pour toppatoo suñu njaboot donc rajo sax vu zone bi ni mu excentré il arrive difficilement que ñu déglu ko donc may ñaan rek képp ki nga xam ne tu as des informations sur cette fille nga dimbali ñu li laay war a suuli ci jàmm ndax ku dem depuis le 15 septembre ba tey jii ci lundi amuñu benn information ci moom day loolu rek tax na ay parents am lekkatuñu naanatuñu nelawatuñu bu dee mariage bi mooy problème am lépp ci mbokk gi la xewee mariage bi mën nañ ko dindi ba mu set mais nañ ñu indi waatal suñu doom ndax ndooy boo xoolee xale bi gis nga envoyé naa la photo gis nga taaram boo xoolee photo bi gis nga ni xale bu ndaw la te nii ma la waxee elle c'est une fille innocente xamul demul di kut amul xarit buñ ko xamee kon ndooy xam nga ni kon loolu upp na xel li ci topp itam mooy xale bi pour précision mu ngi tudd Fatimata Dia ñu xamee ko ci surnom bu ñuy wax Bojel papam tudd Daouda Dia yaayam tudd Aysata Sow ñoom ñëpp ñu dëkk croisement Sindian ci yoonu Popenguine bi nga dimbali ñu li lay war a suuli nga wax ñu fu mu nekk nga dimbali ñu ndax ñun ay bokkam day jaaxle nañu jërëjëf. lu mat 18 Sénégalais yu nekk Tunisie benn nit a leen ni coppet fii jël leen yóbbu leen Tunisie ni leen dafa am festival après festival da ngeen fay jaare dem Europe waa ji encaissé leen seen xaalis yóbbu leen Tunisie bàyyi leen ci benn appartement déglul booy yi. man Momal Gueye lañ koy wax. man maa xamante kuñ naan dan moo boole kuñ naan Mouhamed Mbaye moo nekk fii Tunisie ñun ñu waxoon nag dan si waxu voyage ñu waxoon si mu ne ma am na benn copain bu ñu naan Mouhamed Mbaye boo xamante ni day def voyage festival bi day jógee Tunis def Pologne def Belgique def France def Pérou après retour mais si trajet boobu entre Pologne Belgique France client bi moo xool fu ko neex si ñetti dëkk yooyu mu génn si mun ñu nag képp koo xamante ni dafa nangu pour ñëw engagé wu si affaire bi dem si parce que dina lu am la lu sûr la ñu laajaat ko mu ñu lu am la lu sûr la mu ñu da ngay dagg bi Sénégal Tunis soo ñëwee ñu jox ko sa passeport sa casier judiciaire ak 2 photos carte d'identité moom mu dugal visa yi ñun nag duñ dem ambassade mais moom moo dugal visa yi génn ko soo génnee jox suñu visa ñu jënd bi mais di ñu ñëw ba tey mu taxaw ne dañ koy jox xaalisu bee yi pour moom mu dem jënd bee ñëwaat fekk suñu
ñu ne ko léegi dangay am koo àndal moom nanguta ànd ak kenn bi muy dem ba tey jii de ce fait que ñun ñu annulé voyage bi mais lenn lañ soxla woon mooy billet Sénégal touriste bi ñu dagg mu bañ a doon pertement ñu mën si jotaat ñun loolu rek lañ soxla du leneen. waaw saway dafa wax sama copain bi voyage mu wax ma ko. ñu wax ko suñuy nit daañu gars yi kat am nañ voyage bu taxaw boo xamante ni Tunisie la ay Sénégalais la ñun ñëpp li ñu bëgg mooy dem tukki dimbali suñuy parents loolu kese moo suñu objectif principal te dara indiwuñu fi buñ ko amul après dañu xool leneen te bii ñii dagg nañ béewu 750 000 ñii béewu 600 et quelques mille ñii 500 et quelques mille c'est extraordinaire xamuñ fi maanaam xamuñu suñu parents yi nan lañ def ba am ko jox ñu ko te bi ñu koy jox dañ leen a tàggu carrément Tunisie lañ dem dañu faa woo waa ji nee na festival la si festival bi la ñuy dugal ñu dem déposer visa buñ paree après ñu jox ñu dem jël suñu visa daal dagg suñu wéer dinaan dem festival bi saa waay comme ni ñu ko waxee itinéraire bi noonu la def léegi nag ñëw nañ ba fii tey la ñëw ay midi daal di wax ni non daal ni dañuy jëndi béy comment ça mu ni béy dañ leen jënd que ni ñu koy jëndee mooy béy c'est non remboursable benn deuxièmement mu ni béy bu ma koy jëndi man donc may def man ko non mënul nekk béy bi mënoo koo jënd yow kese dañ lay boole benn responsable sax minimum nga jël pièce boo demee nga dagg béy yi après nga indi suñuy quittance ak béy ñu xam ni béy yaa ngi ni mu ni non agence bi nii patati patata nangam sans ainsi de suite man ko loolu kon non on n'engage plus gisaguñ visa gisaguñ dara bëgg a jënd béy en plus à plus forte raison nga ni dañuy jël xaalis bi jox la ko yow seul tund nga dem après fu ñu lay gisee man ko jox ma sa photocopie passeport mu ne ma xaaral ma dem indi ko wala sa kër mu ni non non c'est pas la peine man ko kon duñ ko def man ko kon désisté na bi ñu lay désisté ne mu ni kon da ngeen di fay appartement bi ngeen nekkoon te appartement bi moom moo ñu wax ni bi ñu ñëwee nous serons logés bi ñu ñëwee bien vrai logé nañ ñu nekk si jàmm amul problème des fois sax coob bi ñoo koy di jënd si bopp am na benn coob bu fi indi ñaari fan lañ ko dóor mu jeex boo ko tey après ñooy gérer suñu bopp gars yi ñooy ñëw gérer les moyens de bord voilà léegi nag ñun ñu ngi nii nous sommes là nous sommes presque plus de nous sommes 18 personnes 18 personnes. ku ne ñaata la ko waroon a jox. ku si nekk waroon na ko jox bi si la ñuy encaissé. moom 3 millions. la ñu encaissé woon. 3 millions 3 millions 3 millions. loolu la encaissé woon. comprendre nga. léegi nag ce qu'on va faire xam nga mooy lan. ñun ñu ngi nii nous sommes là. nous sommes là. kuñ ci jàppale ñu jël parce que buñ sañoon ñu jël suñu xaalis bi nga xamante ni moom lañ dagg béy yi ñëw ba fii. xaalis bi nga xam moom lañ dagg béy yi ñëw ba fii buñ sañoon. non ñu remboursé ñu ko wa mu xool nu mu def ak ñun parce que nous sommes là. defuñu dara on fait bien. ñu si jàppale ñu jël bañ ñu si dara nag. parce que ñu ngi nii là nous sommes là errés dans les rues parce que dañu naroon a génne ñun ñoo jël fay ak suñu moyen de bord pour toogaat si appartement bi. ce qui est anormal suñu moyen de bord lañ jël xamuñu est-ce que yor nañ ko. 500 ñuy jël ay 2 dinars 3 dinars 5 dinars pour fay ak appartement pour toog fi 2 jours.